li nga wax li am na dañuy gis nit ñi suñu nekkee candidat une élection pour bëgg a nekk maire parce que man maire laa bëggoon nekk suñ ko nekkul duñu sax assister ci conseil municipal bi ñun loolu du suñu gis-gis bi ñu demee dañoo bëggoon gagner comme ni ñu ko waxee mais le peuple thiessois souverain am lu mu ñu jox nag xeebuñu ko parce que c'est un honneur pour ñun nekk conseil municipal comme suñu yeneen militants ak yeneen alliés loolu nag jàpp nañu ni ñun suñu décidé parce que ñaari mbir a mën a am ñu élire la nga jàpp ni am na peut-être ki nekk ci liste bi moom moo lay gën a pare pour def jouer rôle bi nga bàyyee ko mu def ko waaw ñun su fekkee dañoo décidé ñun nekk conseiller parce que jàppee nañu ni wax dëgg yàlla suñu rôle conseiller war nañ ko mën a jouer rôle conseiller nag jouer ko mooy nekk ñun dans la construction ñëw conseil municipal lépp lu ñu xam lu mën a defar ñun defar la ñu xam lépp lu ñu xam lu mën a defar ñu taxaw ci wax ko suñu mënee xelal ñi ko jiite walla indi ay contribution pour liy defar ñu def ko ñun daal loolu la ñu xam ci conseil suñu amee tamit ay proposition yu ñu mën a joxe ñu joxe ko jàpp naa ni conseil municipaux yi bees yi ñëw ay nit ñu bees lañu war nañ leen jox temps war leen jàppale pour liggéey bi nga xamante ni ñun moom la ñu jàppoon ni suñu joxee Thiès ñu jiite ñu moom la ñuy def su fekkee ci ñoom la tamit ñu dimbale leen jàppale leen pour ñu mën a réussir loolu waaw. ñun parti éthique bi ñu jiitee bi ñuy décider dem législative ñaari option la ñu am ñaar yooyu nag dàkkuñu ci benn bu jiitu moom mooy parti la ñu am parti bu bees la danañ ko consolider ñu am nag suñu identité mooy mu am melo boo xamante ni parti bi noonu la mel te moom la ñu choisir depuis ñu duggee ci politique waaw politique ñun biñ ciy dugg dañoo bëgg changer politique mais bëgguñu politique changer ñu nit ñi nag nañu xool ñun depuis ñu duggee est-ce que politique moo ñu changer walla est-ce que ñun jéem nañu même suñ ko réussir jéem a changer politique loolu nit ñee àtte mais ñun suñu taxawaay moom mooy nan la ñuy def ba ñu changer politique changer ko de manière sensible te loolu lu muy mën a nekkee rek mooy nit ñi gën a wut dëgg bàyyi parparloo ñun fii lu yàq réew mi mooy mbiru parparloo da ngay gis nit ki su nekkee ci nguur mu ne ah président day moo gën président yi fi nekk yépp moom duñu gis dara loo xamante ni ayib la ci seen doxalin waaw ku nekk opposition tamit dara baaxul jàpp naa ni entre ñaar yooyu dëgg bee ngi ci diggante bi ñun dey nous resterons attachés à cette vérité là et à l'intérêt national lépp luy dëgg lépp luy intérêt national ñu taxaw ci tout en restant nag ancré dans l'opposition loolu nag moo tax ñun suñu identité boobu su fekkee dafa jar ñun kese ñu dem danañu dem lu ñu am ñu jël parce que xam nañu ni nu ñu mel ni sénégalais yu bari ñu ngi ciy bàyyi xel waaw sénégalais yu bari ñu ngi ciy bàyyi xel te ñoom tamit bëgg nañu ñu mel noonu ñoo xamante ni dëgg ak intérêt réew moo leen tax a jóg ñooñu yegg assemblée nationale ba mën fa def liggéey bu méngoog loolu. ñi nga xamante ni aussi bokk nañu doxalin bokk nañu gëm-gëm bokk nañu principe ak valeur yooyu suñu mënee ànd looloo ñu gënal waaw ñu ànd ba ñu am taxawaay bu dëgër ci assemblée nationale am ay baat yoo xamante ni danañ leen dégg pour que lii nga xamante ni moom mooy rôle assemblée nationale mooy benn wote ay loi yu baax parce que réew mi dafa soxla ay loi yu baax ak contrôler action gouvernementale gouvernement ni muy doxalee ñu contrôler ko waaw ba doxalin bi gën a baax loolu ñu gën koo méngale. parrainage bi xam nga ñun parrainage bi suñu première gis-gis ci biiru parrainage bi dañoo jàppoon ni wax dëgg yàlla li ñuy wax filtre démocratie parce que ñun lu ñuy wax duñu xool lu ñu arrangé ak lu ñu arrangé wul ñun li ñuy xool pour démocratie la parce que bëgguñu am position tey changé ko suba waaw loolu tamit journalistes yi dee leen ci bàyyi xel dee leen xool li dem waxoon daaw ak daawati géej waaw baax na aussi ñu ñuy waxal ñun suñu identité parce que am na loo xamante ni aussi danañ ci gën a travailler pour nit ñi gën a xam suñu identité
moom mooy ni parrainage biñ ko tegee dañoo ne ah lii de d'accord nañ ci benn d'une part parce que li fi nekkoon mooy caution kese caution mooy xaalis yow gis nañ élection 2012 yi pour participer 65 millions la woon gis ngeen élection 2019 yi demoon nañ sax ba bëgg a porter parrainage bi à 150 millions caution bi du moins mais xam nañ ni loolu du teree ay nit ñu bëri ñu am loolu parce que wax dëgg yàlla mbir mi warul nekk démocratie censitaire mooy démocratie boo xamante ni borom alal yi rek ñoo ci nekk waaw ñun dañoo jàpp ni réew mu ñàkk doole lañu wax dëgg yàlla ni suñuy démocratie di fonctionner war na méngoog suñu moyen réew fii rek la ñuy gis parce que soo demee ci pays démocratique yu mag yi nga wax leen ni nit ki pour mu participer élection il faut que dafay joxe xaalis dana leen jaaxal lool parce que loolu warul nekk critère pour crédibiliser candidature ñun foofu la ñu taxawoon ba ne parrainage ñun jàpp nañ ko mais parrainage biñ ko doxalee niñ ko doxalee ñun dañoo jàpp ni baaxul woon parce que gis nañu ni parrainage présidentiel 2019 bi biñ ci yegsee parti au pouvoir ak coalition au pouvoir dañoo nekkoon ci benn stratégie d'assèchement da ngay dégg benn responsable bu ne man am naa 100 000 parrainage ñeneen ñi wax lii te ñoom xaalis lañ ciy dugal bi amee ñi nga xamante ni d'accorduñ ci parrainage bi ñu ngi ci remercier maître Abdoulaye Tine ñu def benn procédure devant la cour de justice de la CEDEAO cour de justice CEDEAO bi mu invalider parrainage bi tel que ni ñu koy defee nii ñun ñu ne ah xalaat bee ñu amoon ñun ay républicain lañu te foofu dama fa bëgg a wax dara rek parce que waxuma ko ci tubaab xam nga état Sénégal dafa ne moom du respecter de décision bi loolu lu garaaw la xaw ma ndax mën naa ci ñëwaat ci tubaab donc waaw léegi li ma doon wax léegi moom mooy ni puisque ñun dañoo bokk ci benn espace bu ñu tuddee CEDEAO mu am ci benn tribunal bu ñuy wax cour de justice boo xamante ni Sénégal sax am na fa attekat parce que réew yi ku ne da ciy indi attekatam waaw loolu nag su ëtt attekaay boobu rendre benn décision boobu Sénégal daf ko war a respecter parce que ñun pays démocratique lañu loolu lañu mës a nekk pays bu war a respecter état de droit la te état de droit lu ci jiitu moom mooy wax dëgg yàlla décision yi nga xamante ni ay décision de justice la dañ ko war a exécuter